jërë ngeen jëf ndakaaru gi doon tëmb démb la mboolem yéene kay ñu xëyandool xëy tëmbal ci seen xët yu njëkk tey ji l'observateur nañu taw yu am doole ñu xëy ci dëkk bi démb ci àllarba ji dellu si waat na inondation yu dugal askan wi ci coono ak jaaxleeg fitna ju rëy rawatina ca banlieue bu ndakaaru ne fu ci mel ne ca quartier yi di Aïnoumady 1 ak 2 ca Kër Massar la ñu fa gis démb jéggi na dayoon ndax lu bari yàqu na fa autopont bu bees ba ñu fa ubbi bu yàggul askan wi jàpp ne moo leen rey ba ñu dee dégâts yi yéene kay bi mi ngi ñuy xamal ne yemul foofee rek ne ci tali ba jëm ca Yoff fay tolloo ko pont bi ñu tuddee pont de l'émergence tali ba xàppatiku la def ndax ndoxum taw mi li xew démb ci dëkk bi xew ci digg jamonoy campagne électorale moo waral journal l'Observateur jànge ci ne kaala bu baaxul ci régime bi enquête dina kay nañu galère dëggantaan jaay la ñu dund ci capitale bi quartier yu bari ci Ndakaaru ak ci banlieue bi dañoo feesoon dell akum ndox tali bi xàppatiku ca boori pont de l'émergence enquête mi ngi ñuy wax ne préfet bi wax na ne dinañ ci taxaw defaraat ko nu mu gën a gaawe waaye moom enquête li ko jaaxal ba tax mu xëy di ko laaj ci xëtamu njëkk moo di milliards yu bari yi ñuy dégg ne def nañu ko ci xeex inondation bi xaalis bu bari boobee ana lu mu jariñ Sud Quotidien bind ne taw bu njëkk bu tax ñu naanub taw bi wàcc démb ci dëkk bi ci àllarba ji tax na ba ndakaaru ngi tëmb la si ne kay ne ko du ndakaaru rek banlieue bi askano fa yeewoo gis nañu biddiw ba cëg démb ci Kër Massar moom la si ne kay ne nañu falaraay ba téene ne quartier yu bëree kër yu bëri yu fa nekk ndox mi nangu na leen li ñu naan ndox du bàyyi yoonam Walf Quotidien nee nañu moo feeñ démb ci dëkk bi ci taw bi Le Témoin gis ne ni fi nawet bi dooree doy na waar ay dégâts yu dul jeex moom la fi tawub démb bi bàyyi 766 milliards yi état bi dugal ci inondation yi journal Le Témoin nee nañu terewul dëkk bi taw tooy taa tolof yi ne jasar ci kaw askan wi ay otoog seeni borom yu diig ci biir ndox mi ay quartier lëmm yu ndox mi mëdd ak ay kër yu ndox mi nangu Les Échos ne ko dégâts yi kay foo ko takk rek weesu na ko muy ci armée Saint-Lazare Béthanie yi di ci hôpital Philippe Maguilène Senghor di ca VDN bi ba ci autopont bu Yoff bi lépp inondé journal bi nañu li ko tàmbalee Tëngéej ba ca centre ville bu Ndakaaru jaar Guédiawaye Cambérène Parcelles Assainies nit ñi sonn dëgg lañu def démb tali bi xàppatiku démb ci autoroute Mame Limamou Laye bi Source A ne nañu waa CRBC waa ONAS ak waa direction de l'environnement ñoom lañu ci joxar bi baaramu tuuma raccordement bu réseau d'assainissement bu BRT bi ak bu Grand Yoff bi nee nañu moo indi musiba mi ñi boolee tonkook tumurankeek jaaxle ci tawub démb bi Source A nee nañu moo di ñi baaxooy jël train express régional bi di TER bi ne saxaar ga moo paan démb ñu ne leen ay 14 heures ca lay doxaat bàyyi leen ñu tawte ci taw bi ndax prévoir ñu ci arrêt yu TER bi foo xam ne nit ñi danañ fa mën a taxaw seeloo ab tawub démb beek inondation yeek dégâts yi mu jur Vox Populi nee nañu law na ba déq campagne électorale bi ndax fii ci Ndakaaru taw bi dafa nëbb campagne bi carrément Direct News nañu tawub démb bi ci waa Benno Bokk Yaakaar la gën a bon journal bi di laaj ndax waa Benno Bokk Yaakaar danañu mën a convaincre nit ñi ngir ñu wote leen ci législatif yi ci jamono joo xam ne seenug tële ci saafara waame gi fàng la def lu ne fàng wala fi nee nañu deesu ko jeex La Tribune nañu mooy dëgg nag ne li feeñ démb ci dëkk bi ci digg campagne électorale bi mooy firndeel ne asamaan si moom àndul ak waa Benno Bokk Yaakaar waaye Yewwi Askan Wi Le Quotidien nee nañu ñoo nga jëm ci Matam tey ji mu di lu jara bàyyi xel ndax Fuuta titre foncier Macky Sall la Le Quotidien nañu doonte waa Yewwi bu Matam sérénité la ñu wane terewul kii di Farba Ngom moom li mu bëgg moo di ab teextu bu géey ngir njiital parti Pastef du Ousmane Sonko moom Ousmane Sonko journal L'Info mi ngi ñuy xamal ne donte bokkul ci législatif yi waaye ak loolee sax terewul xelu Macky Sall dal ci gaayam yi ba léegi moom Macky Sall amagul assurance bu wér ci ne gaayam yi mën nañoo gagné wote yi moo waral non seulement dugg na ci campagne bi waaye dugal na ci première dame di Mariam Sall coordonnateur départemental bu Benno Bokk Yaakaar ci Rufisque di ministre Omar Gueye journal L'As mi ngi ñuy xamal ndaje mu doon amal démb ak notable yu commune bu Sangalkam mu di imam yak chef de quartier waxtaan ak ñoom it ñu jële fa dogalub taxaw ci wetam jàppale ko moom ministre Omar Gueye ngir Benno Bokk Yaakaar gagné wotey député yi Le Vrai journal ne ñu coalition républicaine sàmm sunu réew ñoom it kenn gënu leen a sori ci campagne bi li ñu bëgg moo di liggéey lu rëy ci ndamal Benno Bokk Yaakaar ci législatif yi moo waral coordonnateur ba di Pape Modou Fall président RV dëgg moo wóor ànd ak gaayam yi ci coalition républicaine sàmm sunu réew sol seenu dàll dugg réew mi ngir wan waa réew mi lu rëy li njiit réew mi liggéey ci réew mi quotidien xew-xewu jamono bu doy waar la xëy ak ñun ci xëtamu njëkk mu di benn étudiant bu jigéen bu ñu enlevé ca Fann ok violé ko pendant 72 heures libération moom it indil ñu beneen xew-xew bu yéeme te doy waar bu xew démb ci avenue Bourguiba mu di benn taximan ak benn borom cag-cag bu fa doon jàppante ba borom cag-cag bi dóor taximan bi mu faatu taximan bi yéenekaay bi nee nañu Mamadou Dione la tuddoon am fanweeri at ak ñeent cag-cag bi ko dóor mu faatu moom Babacar Babou la tudd fanweeri at ak juróom-ñaar la am bi ñu ko jàppee yóbbu ko ci garde à vue li mu wax moo di da doon jàppanteeg taximan bi téye caabi motom bañ ko jox moo tax mu dóor ko. seen parfum yu neex yi di Saphir gamme Clarissime Home Choice Sénégal ak marque bi di Total Tools ak déodorant Malaysia Yumo ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi.
ñu àndoon ceeg Mamadou Mouhamed Ndiaye di ko gërëm ak yéen ñu doon teewlu xibaaru suba seeg RFM bokkoon na ci ne ay xibaar examen BFM bi tàmbali tey ci Sénégal téeméeri junni ak ñaar fukk ak juróom-ñeenti candidat yu tegal juróomi téeméer ak ñaar fukk ak ñaar ci mboolem centre examen Sénégal kilifa gi ñu dénk fànn woowee examen concours ci réew mi Pape Baba Diassé dalal xel yi ci wàllu organisation gi jël nañ ca matuwaay yi rawatina jamonoy nawet gi nu ne baccalauréat bi moom résultat yi tàmbale wadd àndoon nañ ceeg yéen ci yenn ci diwaan ci Sénégal taw yu njëkk ñeel Ndakaaru metti lool fooroon lool ba am loraange yenn ci gox yenn ci capital bi bokk na ci Kër Massar foofee am na ca sax ñu jox ñu auto pont bi nu fa sañ ci fan yii ne du ñàkk moo yokk waame gi fa ñoom wàllu xibaar bokk na ci génnu àddina François Mancabou ministre bi ñu dénk wàllu yoon di dalal xel yi maître El Hadji Malick Sall xam le ni lépp ne yoon dinañ ko def ci mbir moom mais lépp dina leer incha allah rafetlu na it liggéeyu procureur ba fii ñu fàttali ne njaboot gi nag nas nañu am ndaje samedi ci njëlbeen ñu waxoon ne dañu ko fomb waaye ñu ngi ci jéggulu am na beneen jubbanti gu ñu dabaat tukkee ba tey ci ñoom ne rassemblement bi dinañ ko amal samedi incha allah. gagné donte mu koy xëccoog doomu Sénégal gi di Edouard Mendy ak yi nga xam te ne moo di Mohamed Salah jàppale ni tamit am na yeneen i mbir yi nga xam te ne daal Sénégal dina ca daal di yëngu maanaam titre meilleur entraîneur Aliou Cissé ma nga ca meilleure équipe nationale itam Sénégal ma nga ca ci lu jëm ci li nga xam ne moo di meilleur jeune Sénégal ma nga ca ka fa représenté moo di Pape Matar Sarr meilleur but ou alors plus beau but waaw mi ngi noonu but bu gën a rafet doomu Sénégal ma nga ca di Pape Ousmane Sakho nekk ca équipe bi nga xamante ni ma nga ca Tanzanie di waa FC Simba leneen li nga xamante ni daal mën nañ ko wax moo di Maroc mi koy organisé fi mu toll nii nee nañu lépp daal dina yemb nga ñu daal di kon bokk sóobu ci fet ki tey jii ci ngoon ñu ànd seeg njiitu fédération marocaine bu football di Fawzi Lechka si micro Youssouf Bodian. Bah oui, avec la CAF, depuis que la CAF a montré ou a exprimé son souhait d'organiser ces awards ici au Maroc. Depuis bi CAF waxee ni bëgg na organiser awards yi fii ci Maroc ñaari fan laata final Coupe d'Afrique jigéen ñi ànd nañu ngir liggéey ngir mën a organiser événement bi di événement boo xamante ni day gën a yëkkati daayoo ak mëninu continent bi ci wàllum organisation ndax war nañoo tolloo dayoo ak suñu champion yi lu ñuy wone fi ñu nekk. Et qui bien sûr démontrera encore une fois qu'on n'a rien à envier. ware tamit ni ñun amuñu dara lu ñuy ñee yeneen continent yi ci wàllum organisation ak tamit ay infrastructure yu mën a tax ñu amal ay événement yu mag. Afrique dafa war a compter ci ay potentiel am ci ay valeur am ñu jàppalante suñu biir ngir ñu jëm kanam daal di développer. Sud pour aller vers l'avant, pour se développer. ñuy xaarandi kon bokk tey jii ci ngoon sargal ki nga xamante ni moo di Sadio Mané di attaquant bu Bayern Munich moom nag biig daal dina ràññeeku ci matcham bu njëkk ci couleur équipe bu bees bi moom Sadio Mané moo njëkk dugal ci jongante gu doon dox démb seen digg ak ñi di waa DC United 6-2 Sadio Mané ab penalty la jot a dugal jox itam li nga xam ne moo di passe décisive beneen match bu ñeel doomu Sénégal moo di Chelsea bu Edouard Mendy ak itam bu Kalidou Koulibaly moom jot a bokk ci googule match waaye Edouard Mendy moom moo nekkoon ci camp yi ñoom itam biig seen digg ak ñi doon Charlotte FC dañoo daal di kon bokk match nul 1-partout laata ñuy dem ci robit si la Charlotte FC daal di mujj gagné ba tey ci lu jëm ci wàllu tournoi qualificatif pour Coupe d'Afrique des Nations bu ñu jagleel équipe nationale cadette yi Sénégal moom ci poule B bi la daal di nekk ànd ci Cap-Vert ak itam ñii di waa Mali Mauritanie Libéria ak Sierra Leone ñoom ñoo bokk ci groupe A bi tirage au sort bi nag ni ki démb lañ ko doon amal foofule ca Rabat ca Maroc li Nouakchott nag di capitale bu Mauritanie moo fas yéene kon boobu dalal googule tournoi benn fan jàpp fukki fan ci weeru octobre bi ñu daal di dëgmal ba tey ci lu jëm ci wàllu éliminatoire Ligue des champions ci wàllu club yi ci jigéen ñi Union bu Parcelles Assainies moom moo teewal Sénégal ci googule ay jongante moom nag première étape yi dana daal di tasek équipe yi nga xamante ni moo di AS Mandé di équipe bu Mali moom mi nga xamante ni sax daaw moom moo éliminé woon Dakar Sacré-Cœur ci wàllu première édition bi loolu nag bu ko weesoo ñoo di waa Dakar Sacré-Cœur danañu daal di kon bokk amal geneen jongante seen digg ak Determine GFC di équipe bu Libéria foofu nag ko fay jël ndam li di nga représenter zone UFOA A ci deuxième édition Ligue des champions bu ñu jagleel jigéen
jigéen ñi te confédération africaine bu football daal di ko organiser ñu daal di ko jeexaleeg wàllu basketball afro basket bu ñu jagleel tout temps yi maanaam équipe nationale cadette yi ci wàllu góor ñi Sénégal nag moom ma ngay viser li nga xamante ne moo di médaille d'or ngir mën a qualifier ci li nga xamante ni moo di coupe du monde bu ñu jagleel googule catégorie ndaw parfait adjuvant yi ñoom nag jamono gi ñu ngi amal ab regroupement externe maanaam dañuy ñëw tàggatu ba pare daal di ñibbi seeni kër ki nga xamante ne moo di Mohamed Sène di entraîneur adjoint bu U18 moom moo seq waxtaan ak Soxna Sole Thiam Mohamed Sène fàttali nag tournoi bi incha allah danañ ko daal di amal ca Madagascar ñeenti fan jàpp fukki fan ak juróom ci weeru août ñu déglu ko Mohamed Sène. regroupement bi moom moo ngi jaar si yoon ñu ngi liggéey bu baax xale yi ñu ngi góorgóorlu bu baax ñoo ngi liggéey lépp loo xamante ne moo ngi si lu ñuy woowe physico tactique moo xam daw bi physiquement ñu leen di xool di leen liggéey ba nga xam ne dinañ mën a atteindre benn niveau boo xamante ne dina leen permettre ñu mën a défendre bu baax mën a attaquer bu baax tactiquement tamit ñu ngi si liggéey bu baax a baax ak coach Parfait ak coach Aly Ngoné ñoo ngi si détails yi lépp moo ngi jaar si yoon macha allah. waaw xam nga dëkk bu mel ni Sénégal moom toujours gagné la ñu xam dinañ jéem a qualifié coupe du monde incha allah buy am Hongrie jéem a gagné coupe d'Afrique bi bind suñu tour si biir coupe d'Afrique bi ren incha allah si Madagascar du yomb parce que ren moom vraiment je crois am na 10 équipes xam ne lu ñu fay xaar mais tamit tiituñu kenn ñoo ngi ñaan yàlla rek mu gungeenu aar nu sàmm nu ba lu ñuy séntu daal mu gën a yomb si ñun incha allah ñu ngi siy liggéey bu baax a baax te je pense que xale yi bëgg nañ bind seen tour si palmarès boobu comme ñoom ñoo gagné incha allah coupe d'Afrique bii di ñëw si Madagascar ñoo ngi si xalaat bu baax ñoo ngi si liggéey bu baax après comme li ñu wax rek lu jot yomb incha allah dinañ def lépp ba indi ndam bi fii incha allah. ok kon mbokk Alaja Sane fii lañ koy daal di yemale xibaaru tàggat yaram. sëñ Cheikh jërëjëf ñu egg mbokk yi ci chronique culture bi ànd ak Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi léegi leer na FESPACO 2023 bi daañu ko amal ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février jàpp ñeenti fan ci weeru mars atum 2023 ñaar fukk ak juróom-ñetteeli édition benn ci festival yu gën a mag ci Afrique dinañ ko amale ci thème bi di cinéma d'Afrique et culture de la paix ci jamono bi ñu doon amal ab conférence de presse talaata ji weesu ca Ouagadougou ministre burkinabé bi ñu denk wàllu aada ak cosaan daal dina ci yëkkati ay kaddu nee na Burkina dina def kent lay kàttanam ngir festival bi jaar yoon malgré nag jafe-jafe yi nga xamante ne moom la réew mi di jànkonteel jamono yi Valérie Caborelé wuyoo ñu déglu ko. À 6 mois de la 28e édition du festival panafricain du cinéma. am na mbégte bu baax ci li nga xamante ni respecté nañu feetuk cinéma bu Afrique ak diaspora bi nga xamante ni dafay dajale ñiy yëngatu ci wàllum cinéma yépp dëgg la suñu dëkk jamono ji mi ngi jànkonteel ay jafe-jafe jëm ci wàllum kaaraange ci wàllum wér-gi-yaram ak socio-économique waaye nag damay dalal seen xel Burkina Faso dina def lépp lu mu mën ba lu fet bi laaj lépp ñu daal di koy jox gëdd itam ñi yëngatu ci wàllum cinéma ak ñi nga xamante ni cinéma moo dee seen xol lii nag dafay nekk ab ndaje goo xamante ni daan ci profito ngir waxtaanee la nga xam ne moom mooy jëmale kanam cinéma FESPACO 2023 bi nag ñi yëngatu ci wàllum cinéma yépp ak audiovisuel bi daañu waxtaanee ci thème gi di cinéma d'Afrique et culture de la paix di nag loo xam ne lu am solo la ndax xam nañ ni suñu film yi bëri na lu muy jàngale te yaakaar naa ni nag war nañoo gën a taxaw ci li nga xamante ni moo di culture de la paix ndax yaakaar naa ni loolu buñ ko defee dina suqali cinéma ci Afrique ba ci sax ñi nga xamante ni dañ koy def te nekk bitim réew. Voire de sa survie. Délégation générale u festival bi nag daal dina siwal itam liste ñuy toog ci comité bi nga xamante ne ñoom ñooy saytu film yi war a nekk en compétition ci FESPACO 2023 boobule compétition officielle bi am na juróom-ñett ci ay catégorie cinéastes yi ak réalisateurs yi mun nañ woy di déposer seeni candidature ba fanweeri fan ak benn ci weeru octobre gi ñu dëgmal fi ci Ndakaaru nag fukk ak juróom-benneeli édition festival international théâtre forum bu Kaddu Yaraax door na niki démb àllarba ci programme bi tey ji nag bu 17h jotee daañu amal benn performance kaddu askan bi bu ginnaaw raay moom mooy def ab théâtre jëm ci wàllu gaspillage ressources halieutiques bi pièce théâtrale bi ñu dippee ko suñu géej daañu ko amal ci site festival bi di ca école élémentaire Anne ci comité bi nga xamante ne ñoom ñooy
saytu film yi war a nekk en compétition ci FESPACO 2023 boobule compétition officielle bi